à chaque fois ñaari objectif la amoon mooy dóor ci l'islam ak wax aussi ci nit yu ñuul yi côté racisme c'est deux choses fondamentales yoo xam dafa am France léegi que mooy seen activisme bi ñuy def mooy dañ jàpp ni dafa diviser sax dañu ñoom li ñu gis yooyu xam nga li ñu gëm mooy dañu gis ni diine di amee doole force religieuse yi di am doole économie bi dem maintenant vers ci force religieuse yi ñu gis ni ñu commencé xool boo demee biir Paris li leen gën a jaaxal mooy jàkka yu bari yi zawiya yu bari yi kër Serigne Touba yu bari yi finalement loolu la ñu xool ni ñii bu ñu continuer nii dans ce système algériens yi ni ñu xeexee ak ñoom ba imposer leen nii ñun duñ leen libérer ba pare ngeen bëgg ñu yàpp et puis moom c'est un franco-algérien mais moo tax ñoom bi ñu ñëwee nag si lañ ne lii léegi français yi dañ ko commencé dugal ci seen biir bopp comme li Trump jaay fële donc gis nga Marie Le Pen gis nañ bu muy dem lan moo ko doon yéegal nationaliste yëpp moom lañ commencé woon gëm moom bi mu yegsee mu ne léegi côté religion bi soo fa laalee da ngay am dara donc objectif bi ñu am ñoom ñëpp képp ku fi nekk président français ak européens yi ñu am yëpp mooy li ñu soxla mooy suñu mënul fexe nu ñu mën a fexee ba arrêter islamisation bu am doole bi parce que gis nañu ni seen pays parce que xoolal le cas de Abdou Diallo mais gis nga yooyu c'est des choses banales yu ñu banal mais alors dafa fort ci ñoom parce que boo ñëwee di liggéey ci seen biir li ñuy njëkk a dindi ci yow diine léegi nag ñaari chose moo mën a am mooy lan moo mën a régler lii ñi nekk diaspora yëpp dem jàngi koo ci gis am na lu ko metti lan moo tax diaspora souvent di soutenir opposition parce que boo demee foofu da ngay am problème parce que dañ lay wan ni ñoom bugguñu leen léegi li lay metti ñoom mooy li ñu gis ni suñu réew yi fii ñoom économiquement fii la seen lépp di jóge léegi nag pour régler ce problème mooy comment on doit faire pour indi sa rupture cette indépendance économique ba ñi demoon jàngi ji suñu fuite de même ci cerveau yooyu ñëw fii jàng si lan moo tax grandes écoles yi ñëpp foofu lañ jëm ñu ne immigration choisie loolu ci kii lañ ko commencé ñoom c'est-à-dire soxlaatuñu africains yi c'est Sarko bi kii yegsee dafa tombé crise bi am mooy mondialisation bi am la jeunesse mondiale dañoo def révolution donc yeew sentiment bi ñu anti-français yegsee bi gën a yaatu non biir France sax ñoom dañoo d'accordatul système république bi am foofu moo gis gilet jaune gilet vert durant reñu waa Macron yëpp lan la dund gilet jaune manifestation gis nga loolu dafa nekk benn phénomène boo xam ne dafa wër àdduna léegi nag wër googu mu wër àdduna dem nañ ba gis ni ñoom bu ñu demee calcul bi ñu def mooy collectivités locales yi nekk Paris écoles yi nekk Paris lycée yi nekk Paris africains yi leen fa ëpp dàq leen jàng ëpp leen xam-xam que bu ñu teelul dugal ci bopp français yi nii nañ leen génnee fii moo tax Zemmour buñ ko xeeb parce que li mu commencé di dugal ci bopp français yi moom la Trump defoon ci bopp américain yi que ne on peut se retrouver il risque de passer au tour léegi nag ñaari yooyu mooy am mooy c'est-à-dire ñun li ñu war a def mooy dimbali suñu mbokk diaspora yi nekk foofu naka mooy defaraat suñu récupérer suñu dëkk yi ba nga xam ni ñu mën a ñibbisi ñoom ñu parce que xam nga lu tax mais l'économie tey benn moment boo jëlee suñu économie bi lépp mu extraverse France yor sa ndox yor sa courant yor say école yor say grande université donc loolu ngay dëpp ba pare la habitat développement ñi fa ne ñëpp bëgg nañu ñibbisi mais da ngay gis ku ñëw ñibbisi même boo ñëwee fi nga ànd ak tubaab si lañ lay jox ay entreprise kon 2024 tournant bu am solo la yoon moo tax ma ne la ku bëgg a libérer tant que état du Sénégal nanguwul parce que boo xoolee tant que état du Sénégal nanguwul jàpp jël indépendance mooy indépendance transfert de kii lañ defoon tant que jëluñu indépendance totale ci suñu économie commencé ko par ci suñu école commencé ko par ci suñu histoire dëkk commencé ci par ci suñu secteur privé national yenn secteur xoolal si seen terre bi ak seen terre bi y avait pas des Sénégalais mieux pour ñu jox leen loolu Abdourahmane Diouf lancé woon na débat boobu mais déglu tey xoolaatal yeneen programme yi nga xam ne moom lañ leen ba ci exploitation ba ci exploitation yi ñëpp BRT yi ñëw yëpp léegi loolu ngay dagg d'accord parce que mënuñu di jëw fii di jël sa économie ba pare demaat fële kon dina déterminant 2024 mais quand même Zemmour moom nañu jàpp nitu diine yi l'islam problème bi mu am te daf ci feeñ le moom mais boo nekkee ci bopp candidat français yëpp ñoom ñëpp seen problème lenn rek la mooy l'islam mais nangu ci benn affaire entre plusieurs mal y a le moindre mal xam nga mënoo fexe ba candidat yi réew mi du génn seen loxo ñoom ñëpp anti islam ñoom ñëpp anti immigration xoolal ki ci tane nga ànd ak moom te jàpp nga ni mooy Mélenchon d'accord leneen lu ma bëgg a jeexale suba la ndax dinañ dem mondial am déet Cheikh Ousmane. bu ma sañoon gannaaw suba boog waaw gannaaw suba. su ma sañoon stade ñu bàyyi ko supporters yi. ñu dem
yëngal stade bi supporter parce que. comme ni ko Aliou Cissé waxee. waaw parce que Égypte foofu la gagné Sénégal gagné wu ko ci football gagné wu ko ci équipe gagné wu ko ci tactique gagné wu ko ci dara. mais peuple égyptien bi ñoo def bloc taxaw seen ginnaaw wane ni seen équipe jaral na leen. donc Aliou Cissé lancé na message bi. loolu la ñuy xaar nañ jël billet yi. jënd ko séddale ko xale yi parce que déjà billet yee ngi jafe. ñu ngi yokk prix nañ jënd billet yi séddale ko à partir de ASC nawetaan yi xaw ma nuñ koy organiser. maanaam amul takk cravate amul kii yooyu. nañ dem pour support nañ ko bàyyi ak supporters yi. ku mel ni ñoom Mame Balla ak genre yooyu 12e gaynde gaa yëngal stade bu baax. su ko defee. njort lan nga ci am danañ am waa njort bu rafet. parce que yàlla dafa wax ni bu ngeen boolee tàppe xol yi doon benn ma wàcc sama yërmande ci yéen. te équipe bi gis nañu benn bloc ak benn xol bu sedd depuis bi ñu gagné coupe beeg yooyu. nekk ci ginnaaw équipe bi. donc. loolu la ñuy ñaan dynamique boobu dem ba yóbbu ñu ci mondial pourquoi pas ñu gën a sori sax ci fi ñu mus a dem ci mondial mooy demi-finale ak finale ba fi am sax lu ñu war a jouer gagné ba pare boole ci ñaan parce que football léegi lépp la boole parce que économie fi mu toll ci àdduna football dafa bokk si li koy relancer te dem mondial jamono ji ñu toll ni boo fa demee li muy secteur yëpp lay développer mais dafa am lenn lu ñu war a wax que sénégalais yi entre sénégalais yi soxor bi mooy ñi jël billet surfacturé ko nañu wax ci ñooñu foofu la ñuy démarrer bu dee équipe bi gañ loolu c'est exagéré bu ñuy waxante nañu waxante dëgg entre sénégalais à chaque sénégalais mooy transporteur bu kiiwee mu aj prix yi bu fekkente ne billet yi ñu daw dem def revendeurs yi dem jël ko donc problème du problème accéder fa mais sénégalais yi profité chaque événement ñu daw ne dañ ciy def ay bénéfices 100% foofu la débat bi nekk mooy les sénégalais nañu fexe sénégalais yi dem ci parce que benn sénégalais mënoo jënd billet yëpp di ko def revente corruption bi ne ci biir billet bi ak fi mu toll loolu mooy débat bi fédération moom war nañ ko xoolaat ba pare bi ci topp mooy loolu kuy sensibiliser ci loolu nga war a sensibiliser beneen bi ci topp mooy que ñu permettre à ce que sénégalais yi ñu am accès bu facile pour dem Diamniadio beneen bi waaw comité national supporters yi nga xam ni tey loolu seen aajo la bu équipe bi nekkul ak fii bu mu fi nekkul muy Casa Sport Tëngéej football club AS Pikine gis nga ñooñu dañ koo def seen activité gëm ko di ci def seeni affaire nañ leen jàppale subventionné leen pour que ñoom ñu dem brandir le drapeau national parce que ñoom loolu la ñuy def beneen bi stop mooy sénégalais yi nañu bàyyi li ñuy def mooy lekkante bi c'est-à-dire occasion bi am na damay jël billet yi revendre ko damay def lii ba pare c'est pouvoir bi aussi wàccee billet yi fexe ba sénégalais yëpp am accès ci billets yi parce que mënuloo jënd VIP sénégalais yi bëgg a dem fële amuñu moyens yi nañ ko gën a wàccee subventionné ko parce que enjeu football bi nekkul enjeu bu ñuy chercher bénéfice dañu chercher parce que Égypte lim ñu wan mooy ku si nekk loo soo amee su la sa dëkk ngembee rek nga gagné mais nag li ñu njëkkee mooy ñun nañu gëm njub parce que mënuñu nag billets yi jotagul sax gars yi commencé di profiter te loolu c'est les sénégalais nag c'est notre maladie cette corruption bañante boobu ñu bañante. merci sama gars yi kontaan naa trop vraiment ci jotaay bi li ñu cërale woon jeex na il est 23h du ñàkk xëy na ma bàyyi ku ci nekk mu am lu mu tàggoo ñu dajawaat fi incha allah soo moytul bayu koor gi ndax ñi annoncé ne incha allah dimanche tey bi bu ñëwaatee ci lañ ci sóobu yàlla ñu yàlla may ñu yegg ci jàmm ak salaam ba ture rek ñu sant Mbaye ak ñoom seen ni ma leen déggee arñi bi may gis ñoom ñuy kon na di ko gis ci ñoom ba keroog ñu génn koor gi jàmm Abou du ñàkk nga am message boo jeexee. non message bi may waxaat rek mooy li ma tijjee woon mooy journée internationale bi nga xam ni moom la ñu wooteel Cheikh Ahmad Tidiane Chérif et que bi yoon sëñ Abdou Fatah boole ci unifier tarixa yëpp ni ko Al Amin waxee woon ci vision ñu ciy woo ñëpp pour que le vendredi ñu daje dernier vendredi ci mois de Ramadan bi kër yi nga xam ni yëpp aajo woon nañu Cheikh Ahmad Tidiane Chérif ñu daje fa comme ni ko Abdou Fatah di defee ci liggéey bu rafet bi Chérif bi mu ngi fi di wax état bi ñun gis nañu da ngeen di subventionné Bercy di subventionné Arena Tour yi buñ ñu cof parce que diine moo réglé woon problème mois de mars bi diine moo yor économie bi jamono ji toll nii buñ ñu cof nañu taxaw ba pare nag ñun ñi nañ ko gën ci mbirum tarixa yi aussi nañ ñëw jël seen kii kattan ak seen doole dimbali gars yi di ci woo gars yëpp di ci invité ñëpp di ñaan ñëpp jàmm ak salaam réew mi yàlla defal ñu te ñu ñaanal Lions yi yàlla defal leen am jàmm Junior bu fàtte sama waa ji dégg nga waaw man li may tàggatoo dama xëy adressé président de la république mooy na apaiser climat social bi wàññi na dund bi nañu régler yenn dossiers yi politico-judiciaires yi bu mu déglu jusqu'au bout yi topp ko naan ko éliminer diw defal li ñooñu ñu ci bëri amuñu base politique. 2 ans yi ko fi dese na fexe rafetal ba génn bi day rafet dossier judiciaire yi épée de Damoclès yi vouloir exclure diw ak diw na ko
na ci génn. la organiser jongante yu jaar yoon. ku mën dem matee liñ soxla ci yow nga mun a wàcc làng gi. soo wàccee askanu Sénégal dofatuñ askan bu yeewu la askan bu ñor la askan bu dund ay alternance. bëri na foo xam ne daan nañ ko fa séntu saa yu jotee mu jox politiciens yi leçon de démocratie. kon na apaiser climat sociopolitique boobu su ko defee rek réew mi li fi des mu jéem a mottali ba bu boobaa génn gi dana rafet bëri na lu mu réaliser lu kenn mënul tudd. ndax tension sociale yi fi am. te loolu na ko apaiser loolu. en tout cas message am solo la Cheikh Ousmane ñu ngi koy gërëm bu baax Touré moom wax naa léegi moo jiite mouvement religieux patriotique du Sénégal di diplomate également te ku ñuy gunge la incha allah ci koor gi ñu jëm moom ak Abou Diallo tàmbali ngeen di miin ci kër gi Mansour Sy Cissé xam naa ne yitteyee ko téye ba yéene bi mu amoon ànd ak ñun ci jotaay bi yàlla dogalu ko mais ci beneen jamono incha allah loolu dana mat ñu leen di gërëm di leen sant yéen ñu doon bàyyi xel ci biir édition spéciale nga xamante ne dañ doon def round up li gën a fës ci actualité fii ci réew mi ak it ca bitim réew gërëm ci technicien yi ci àndaloon junior kon ci ginnaaw wax naa la bul fàtte benn yoon Abou Diallo ak la mu yóbbante ndax laataa ñoo soobu ci koor bi faaw Abou ñu bëri ko ci wàllu woowu moom xam naa yoo xam nga Yash maa ngi koy nuyu bu baax moom it également di technicien ci liggéey bi ak it ñii di internet yi nga xamante ni bàyyi woon ni seen yitte doon ñu bàyyi xel nekkoon ci commentaire yi ak ci participation yi nga xamante ne xëy na fësal nañ ko ci wàllu yi dafay jafe ñu mën a lire commentaire yëpp moo tax gis nga mënuma caa sóobu waaye ñoom ñëpp xam nañ seen bopp ñu ngi leen gërëm di Sénégal yi nekk fii ci réew mi ak ca bitim réew di bàyyi xel tey safoo Sénégal 7 jox leen daje incha allah ëllëg ci 13 minutes de vérité ñuy dalal Moussa Diakhaté di porte-parole parti bi di bokk gis-gis ñu fas yéene également ñëw ci actualité bi ñu dund sànq ci bi ñuy tàmbali di kii di Cheikh Abdou Bara Mbacké Dolly mi génn ci boobee parti samp mouvement bi mu duppee maanaam nan la ko waxeeti sax askan wi ñor wala nekkal fi askan mouvement nekkal fi askan wi noonu la ko duppee ñu bëri ci yéen bàyyi ngeen xel li nga xamante ne moo nekkoon bi muy samp boobee mouvement suba lañ koy waxtaane ak gan gi ma junj sànq gërëm leen sant leen di ñaan gaynde yaa comme ni ko ñëpp di ñaanee gannaaw suba incha allah man dama yàqamte sax ba yaakaar ne suba la waaye ñu ngi ma naan gannaaw suba la effectivement mooy mardi bi incha allah sànq ñu ngoon ci làmb ji xaw ma fan la mujjee man daal jékki-jékki naa dégg ay yuuxu xaw ma nag kan moo daan dégg naa ko ci régime de yuuxu bu fort leen ci xel ci nee nañ Eumeu Sène mujj daan Bombardier Eumeu Sène moo mujj daan Bombardier voilà mu ngoog kon yéen ñu doon bàyyi xel ba seetaan la làmb ji kon xam ngeen ni Eumeu jaaraat na ci kaw Bombardier non mais làmb ji nañ ko xoolaat de bi yoon dafa dese bay bi yoon moom mu ngi noonu gaa yi tux ci bal bi xaw làmb ji on se retrouve beneen numéro incha allah fii ci Sénégal 7